daleen ak jàmm ci seen numéro Eco Covid 19 mercredi 25 mars réewum Sénégal am na tey jii lu tolloo fukk ak ñetti cas positif juróomi cas importé juróom-ñetti cas contact ak benn boo xam ne wér na fi mu toll nii réewum Sénégal moo ngi toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti cas yoo xam ne positif la juróom-ñeent yi wér nañ juróom-ñeent fukk yi ñoo ngi leen di faj. jàpp nañ ni coronavirus ci mala la jóge dem ci nit te moo ne bëri na sax ay feebar yu bëri yoo xam ne noonu la ko nit di amee ba tax na faaw ñu moytandiku di jëfandikoo yenn yàpp yi nga xam ne ni ñorul bu baax wala sax ay meew yoo xam ne dafa jóge directement ci mala bi. coronavirus yàgg nañ ko saytu ci àdduna wërgal këpp mais jamono ji dafa gën a bëri doole ñu sekk waxtaan ak ki nga xam ne mooy docteur Alioune Badara Kane Diouf di docteur vétérinaire mu fas yéene ñu gën a leeral ci mbir mi. xam nga coronavirus dafa nekk benn ay doomu jàngoro yoo xam ne on les appelle coronavirus mais li tax sax ñu tuddee leen coronavirus mooy soo ko xoolee ci microscope dafa am benn forme couronne léegi nag coronavirus dafa nekk loo xam ne dañ ko yàgg di gis ndax bu ñu rappelé woo ci buñ koy njëkk a gis ci ginaar lañ ko njëkk a gis ci lañ ko njëkk a observé yaa xaw na yàgg tuuti vers les années 1900 après bi ñu dawee quelque temps ñu constaté ko ci nit mais bi muy dugg ci nit boobu demeewul woon noonu genre feebar bénigne la doon nekk maanaam maladie boo xam ne du nekk maladie bu koy sonal trop di ko tëral mais en 2012 en 2002 la ñu njëkk a 2002 2003 ci la ñu njëkk a gis feebar bi jógee ci benn mala dem ci nit parce que soo xoolee c'était en Guangdong benn province bu nekk en Chine mu jógee ci benn mala boo xamante ne moom la ñu tuddee chauve-souris mooy maanaam njugub bi jël feebar bi daal di koy jox beneen xeetu mala bu tudd civet voilà civet xeetu bukki la bi nga xamante ne nag sunu mbokk chinois yi lekk nañ ko ci la indi nag maladie boobu ñu tuddee SRAS mooy syndrome respiratoire aigu voilà mu daal di feeñ foofu en Chine en Guangdong d'ailleurs SRAS defoon à peu près plus de 449 morts donc pour dire que donc c'est une épidémie qui existe depuis longtemps. En 2012 aussi ñu gisaat beneen coronavirus boo xam ne dafa duggaat encore ci benn mala bu ñuy waxaat encore njugub mais njugub bi pas daf ko transmettre beneen mala bu ñuy wax dromadaire bi ko sunu mbokk naar yi nekkee parce que c'était en Moyen-Orient ñoom tamit bi ñu ko lekkee mu daal di indiwaat encore beneen épidémie foofu noonu ci Moyen-Orient indi ay mortalité yu bëree bëri donc moom la ñu tuddee woon MERS mooy syndrome respiratoire du Moyen-Orient donc depuis boobu nañ xam ne que virus bi donc c'est un virus boo xam ne dafay jóge ci mala yi di dem ci nit ñi zoonose la maanaam zoonose nag soo ko déggee mooy maladies yi nga xamante ne c'est des maladies transmissibles de l'animal à l'homme mais pas n'importe quel animal mooy animal yi nga xam ne on les appelle des vertébrés maanaam ñoom dañu am benn colonne vertébrale dañu am squelette interne maa la colonne vertébrale donc xeetu mala yi nga xam ne yëpp dañu am squelette interne am colonne vertébrale maladies yi ñuy transmettre nit ñi donc mën nañ ko tuddee zoonose. nga coronavirus dafa nekk virus boo xam ne souvent dafa nekk ci virus yu ñu tuddee des virus émergents et réémergents maanaam c'est des virus yoo xam ne dañuy muter dañuy changer ndax boo xoolee forme bi mu ñëwee woon en 2002 ak forme bi mu ñëwee en 2012 ak forme bi mu ñëwee en 2019 dafa différent bokkuñu forme yi bokkuñu loolu moo tax virus la boo xamante ne maanaam dafay changer te ñu rappeler aussi que ne coronavirus groupe virus la ay groupe virus la benn famille la bu tudd coronavirus mais boo xoolee am na ci virus yoo xam ne c'est des virus alpha coronavirus alpha am nay coronavirus bêta am nay coronavirus alpha ak gamma ak theta boo xoolee coronavirus alpha ak bêta ñoom souvent ñoom ñooy jàpp les mammifères coronavirus gamma ak theta ñoom souvent ñooy jàpp les oiseaux te mammifères yi mën nañ ci boole nit léegi nag nekkul rek lu mel ne bi nga xamante ne mooy Covid 19 mais lu mel ne Ebola yooyu xeet la yi nga xamante ne aussi tamit ci mala yi la jóge dem ci nit ñi ba ci sunu mala yi nga xamante ne moom la ñuy lekk muy mala yi nga xamante ne ñoom la ñu dëkkal muy les animaux domestiques am na ci ay maladies yu bëri yoo xamante ne dafay jóge ci ñoom di dem ci nit ñi bokk na ci tuberculose ndax tuberculose feebar la bi nga xamante ne naan meew nag boo xam ne dafa am tuberculose mën na tamit da ko transmettre. tey mën nga jël par exemple le cas de la rage par exemple la rage muy feebaru say feebar boobu noonu nga xam ne mala bi koy am souvent xaj lay nekk wala muus wala certains rongeurs mais ñoom contact bi ñuy def ak nit ki soit ñu màtt nit ki mën nañ ko libéral doomu jàngoro bi. mel ne tey par exemple muus mën na joxe ce qu'on appelle le toxoplasmose benn xeetu feebar la boo xam ne benn parasite moo koy joxe bu tudd Toxoplasma gondii
Toxoplasma gondii moom mala bi ci boppam muus bi moom mooy hôte définitif genre cycle la souvent muus bi bu libéré parasite bi nga xam ne mooy Toxoplasma gondii dafay libéré ay œufs ay nen yoo xam ne dañuy nekk ci suuf si léegi nen yooyu souvent mën na contaminer parce que fépp lay nekk ci suuf si mën na contaminer yenn aliments yi ñuy lekk lu mel ni ay salade mais bu fekkee salade yooyu yow raxasoo ko facilement nit ki mën na contaminer wu. nit ki su ko chopé surtout les femmes enceintes souvent dafay indi avortement chez ces femmes là loolu moom mooy conséquence toxoplasmose. pour ñu fàggandiku ci yenn feebar yi comme ni nga ko waxee rek déjà y a le contrôle vétérinaire qui se fait donc au niveau de laboratoire maanaam éviter souvent di lekk ce qu'on appelle donc les abattages clandestins parce que souvent il y a beaucoup d'abattages clandestins surtout dans nos pays yoo xamante ne c'est pas contrôlé par les vétérinaires donc comme nit ñi ko contrôler donc souvent mën na indi ay jafe-jafe parce que vétérinaires yi ñoom dañuy détecter souvent li nga xamante ne moom moo mën a indil jafe-jafe nit ñi ñu génne ko au niveau de laboratoire maintenant su fekkee contrôle boobu amul au préalable donc am nay risques yu bëri yoo xamante ne donc mën na indi zone aussi nit beneen bi tamit mooy ñu éviter souvent di lekk tamit mala yi nga xam ne on les appelle des animaux sauvages parce que souvent animaux sauvages yi ay xeetu mala lañ yoo xam ne on les appelle des porteurs sains maanaam dañuy am doomu jàngoro bi seen biir mais souvent mën nañ ko bañ a manifester soo leen xoolee nii donc souvent duñ am benn doomu jàngoro lu mel ne Ebola par exemple Ebola ça a été découvert en 1970 dans une rivière boo xam ne moom moo tuddoon Ebola mais rivière bi dafa am mala yoo xam ne comme lu mel ne golo par exemple moo fa nekkoon boo xoolee golo yi bi ñu leen gisee amuñu benn jafe-jafe da nga leen di xool xam ne c'est des porteurs c'est comme si c'est des animaux sains mais malheureusement c'est des porteurs léegi nag bu fekkee ren nga leen nga lekk leen mën nañu indi jafe-jafe mais tamit bokk na ci maanaam di togg lekk yi ba mu ñor parce que soo ko toggul ba mu ñor amaana mën na am virus bi du dee parce que tey virus bii ñu jonkoonteel ñàkk a lekk boo xamante ne dafa ñor moo indi problème ndax virus bi dañuy rappeler que c'est un virus boo xam ne c'est un virus enveloppé parce que ñaari type virus ñoo am y a ce qu'on appelle les virus nus y a ce qu'on appelle les virus enveloppés mais bii virus enveloppé la parce que virus nu boo ko xoolee capside lay am ak benn génome moom mooy nekk ci virus bi mais bu fekkee virus enveloppé en plus de capside ak génome bi dafay am beneen enveloppe bu ñu tuddee péplos mais enveloppe boobu dafa riche en lipides léegi riche bi mu riche en lipides moom mooy tax ba enveloppe bi du maanaam du résister chaleur tàngoor bu xaw a tar du ko résister mais pas n'importe quelle chaleur nag parce que chaleur bi dañu ne 57 degrés pendant une heure de temps au moins. virus bi aussi tamit c'est un virus boo xam ne graisse bi mu am tax na ba maanaam du résister lu mel ni ay détergents lu mel ni ay savon d'ailleurs loolu moo tax sax ñuy sensibiliser nit ñi naan leen il faut que vraiment ñuy raxas seen loxo ba mu set parce que bu ñu ko raxasee ak saabu dina tax ba dina mën a rey virus bi. nit mën na ko transmettre mala parce que doomu jàngoro bi mën na duggaat ci mala mais mala bi sensibilité bi muy am par rapport ak nit ki du bokk parce que nit ki moom moo gën a sensible ci feebar bi parce que tey bu ñu rappeler feebar bi ci mala la jóge te mala yi ko am c'était des maladies yoo xam ne c'est des porteurs sains kenn mënul taxaw ne ñii saa waay feebar nañ mais virus bi am nañ ko seen biir maanaam réservoir lay nekk ci ñoom. doomu jàngoro bi dafa nekk doomu jàngoro bu doy waar te actuellement dafa jaaxal scientifique yi parce que li tax mu jaaxal leen mooy virus bi dafa nekk virus boo xam ne dafay muter day changer du moment où virus bi et puis en plus temps d'incubation virus bi dafa yàgg. nit ñi nañuy raxas seen loxo parce que wax naa la ko léegi virus enveloppé la te loolu chance la pour ñun l'humanité mais maanaam tey am nañ virus boo xam ne au moins xam nañ ne li koy rey mooy saabu donc kon nit ñi dañuy raxas seen loxo ba mu set di mën a fexe ba nga xamante ne doomu jàngoro bi du des seeni loxo. masque bi dafa am solo tey masque bi moom lañ tuddee masque FFP2 kii moom la médecin yi di yor boo xoolee masque bi mooy seul masque bi nga xamante ne tey virus bi dina ko filtrer ba nga xam ne du jàll. comme niñ koy faral di waxee dee leen faral di jëfandikoo yenn matuwaay yi ngir mucc ci feebar bi ñu naan coronavirus di faral di raxas say loxo ak ndox ak saabu wala nga jëfandikoo li nga xam ne ni moo di gel hydroalcoolisé ngay faral di jëfandikoo mouchoir à jeter ngir mën a sëkkat wala sax ngay ñendu te soo si paree ba noppi na nga ko sànni. soo amul mouchoir sooy faral di sëkkat wala di tichooli na nga ko def ci sa conc bu dee nag dangaa bëgg gën a sàmm sa bopp mën nga tamit di jëfandikoo ay masque yoo xam ne méngoog naa digle docteur yi di leen jaajëfal ci teewlu bi ma leen di jox dig daje suba incha allah pour beneen numéro Eco Covid 19.